waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu yi cere bi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del roy nag almaami Abdou Boucar. mbokk yi ñu seetaan am nañu mbégte lool fas yéene dellu ci ak yéen ci seen ñaareelu émission xam sam réew xam ngeen ni émission bay jàll àndoon nañu ak professeur Babacar Mathior Ndiaye ngir taarixu raay bi nga xamante ni moo waroon a bàyyi ko Ndakaaru dem fi nga xamante ni mooy Ndar àndoon nañu ak professeur mu leeral ñu conditions yi Lat Joor doon wax bi muy signé traité bi ci le 12 janvier 1871 ànd na ak ñun ci bi ñuy waajal raay bi kon nag tey dañuy ànd ak professeur Babacar Mathior Ndiaye mu ñëw ak ñun ci convention boobu nga xamante ni signé woon nañ ko ca kër Amadou Yàlla ci le 10 ak le 12 septembre 1879 professeur kon ma bàyyi la rek nga nuyoo ak bokk yi ñuy seetaan te ñu daal di tàmbali émission bi. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. nuyu mbokk yi di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp. nañ ko waxe woon keroog Lat Joor ak tubaab bi seen diggante bari na jafe-jafe lool jëm ci mbirum raay bi. Lat Joor njëkkoon na ci ànd waaye bu mu déggee lépp lañ ko ci wax ñu ko tubaab bi lu mu ci nar ni day na dekkal ay poste ay tata ci biir réew mi Lat Joor tàmbal ci am xel ñaar ba dem na sax jubootul ak ay nitam yu mel ne Demba War Sall ak Iba Fatim Sarr ba ñooñu sax nee nañu ci ginnaaw bëggoon nañ ko coup d'état mu mooy Lat Joor génne leen réew mi ñu dem njool opposition bi topp leen seen projet moo doon fal Samba Laobé Fall dem Kurija Mbooj Njaag jarbaatu Lat Joor. Lat Joor nekk situation politique bu doy waar ci réew mi ba daanaka réew mi xaajale ko woon na ñaar ñànd ak moom ak opposition bi di grossir di dem njool. Lat Joor proposé France na leen arrêté tëj ñëpp bépp doomu Kajoor bu ñëw Ndar di fa am looy wax fii léegi mu jubóo gouverneur fii léegi mu jubóo gouverneur boobu moo waral gouverneur yebal bu El Mogdad mu waxtaan ak moom fu ñu jubóo bu baax ci kàddu ci mbirum raay ndax lu jiitu loolu ñoo ngi en 1879 1875 Lat Joor xeex na fi Samba Sadio génne nañu ko woon Kajoor maa ngi leen wax sama émission keroog ñi leen Lat Joor dañ ko dañuy jëmmalaatee Kajoor dekkal Damel teg ko ci loxoom en 1870 dañuy def benn traité le 12 janvier 1871 pour leeral mbir mi digganteem ak moom ci biir traité yooyu waxoon nañu tubaab bi garantir na moomeelu Kajoor ci néegu géej jamono ci kanam bépp noon jëm wut ci Kajoor dal ci kaw Lat Joor wala néegu géej tubaab bi dina jóg jàppale Kajoor kon noonu day mel na foofu protectorat lañ doon indi maanaam ñoom wareef la ci tubaab bi ku dal ci Kajoor rek ñoom ñu jóg jël seen arme xeex la. maanaam aar Kajoor daal. aar Kajoor ba moo tax keroog Samba Sadio ba Amadou Cheikhul profité Lat Joor nekk Bawol boobu Lat Joor xeex na Sambey ba teg na loxo ci Bawol ndax na ci Yacine Dior Gallo Ganna nekk na Damel Teeñ 1873 teewul opposition bi ngi yëngu réew mi yëngu lool Lat Joor am benn tànk Kajoor benn tànk Bawol ci ginnaaw gi nag la Amadou Cheikhou jóge Jolof boobu almaami la ci Jolof bëtt dugg Njàmbur waa Njàmbur jàppale ko mu dal ci kaw mu nangu Kajoor teg ci loxoom xeex na entre janvier 1860 février 1874 ba octobre 1874 ñeenti xeex yoo xam ni jekku na Lat Joor. Lat Joor moo ci am ndam xeex nañu Kokki xeex nañu benn bunt Kumbaling xeex nañu xeex yu bëri Lat Joor dafa dem ca Sëriñ Celemaan dal fa
ñaan wàllu ci tubaab bi fàttali leen conditions yi ñu defoon ci 1800 traité 1871 bi ci la tubaab bi décidé yebal colonne ñoo dal ci kaw Amadou Cheikhou ci Samba Sadio loolu moo waral participation tubaab bi. waaye nag dafa am benn condition bu bees bu ñu ko waxoon foofu nekkoon daal bëgg nañu bu la jàppalee ba nga jëlaat Kajoor nga leeral ni di ñu may 2 mètres de largeur ci yoonu Kajoor bi fu ñu tabax raay bi garantir ñu ni 2 mètres. ñaari mètres yaatuwaay ñu xàll boo xam ne day dem fi jógee Tivaouane dem ba ca Paal jaar ci biir Kajoor muy 150 kilomètres loolu ñu waxoon ci château nañu ko nag moom mu nangu condition boobu ñu jàppale ko ñu xeex Samba Sadio ñu am ndam Lat Joor jëlaat Kajoor ci loxoom. foofu nag ba lii amee li ñu ma nettali ba opposition bi mouvement politique bi yëngu-yëngu yu am Kajoor dañuy décider nag régler situation bu fekkee Lat Joor ànd na juboo nag ñoom ba ñu juboo bu baax ci chemin de fer bi condition yëpp lépp leer ñoom daan ko jàppale régler situation politique bi moom opposition ak Demba War daan ko jubalee ak Demba War ak noonam yëpp. dans ce cadre la ñu yebal Boyel Mogdad mu ñëw kër Amadou Yàlla waxtaan ak Lat Joor fekk ko kër Amadou Yàlla ci gétt mooy payam ba mu jibee kàddu bay wax raay rek Lat Joor dafa jóg mu ne ko raay ngir lan waxoon naa gouverneur daaw ni bëggatuma raay ci réew mi. te boobu signé guñu convention 79. boobu signé guñu convention 79 bu mu ñëwee pour ñëw signé convention 79 bi ñoo ngi ci loolu mooy waral convention bi. ñëwam yooyu convention bi la bëgg a signé si. bu mu tàmbalee waxtaan bi rek loolu la ko Lat Joor wax waaye moom en fin diplomate dàq na lépp benk ñenki ak difficulté yëpp ba leeral ko ni que daal raay lu baax la man mi sax am nañu sax ñu naan raay loolu mënul nekk saxaari jéeri mënul dox mu leen man dem naa màkk fële ca Misra dugg naa chemin de fer ay julli yu doon dem màkk dara ay bu ci lu baax la te lu nekk la travaillé na ko ba Lat Joor gis ni daal chemin de fer bi daal wax ko avantage yi mu ci am tubaab bi daan la bënnal ay teen ci yoon bi yow ngi mën jëriñoo daan la lu bari daan la mën na la ko indil ay yoo xam ne sa dëkk dina ko commerce bi day gën a jag gën a yomb nit ñi doon ñu dem tukki yu sore gaar yi ñuy bëgg a tabax du boobu Lat Joor dafa foogoon ni ay poste militaire ñoo fa mun ko déedéet poste du fa am poste militaire benn militaire du fa nekk ay civil rek ñoo fay nekk di fa liggéey te suuf yooyu tubaab yi tabax ay gaar ak ay escale ak yooyu foofu du moomeelu France bien que souveraineté France lay doon amul benn daw làqu Kajoor bu fu ñëw làqu génn ci kilifteefu Lat Joor te tubaab du am sañ-sañ ci gox yu ko wër am teg fa loxo ay civil ñoo fay nekk te ndox mu baax lañuy ay teen yu baax lañ fay bënn ñu jariñu ko bu fay insécurité bu amee tubaab bi ak Lat Joor ñooy juboo pour tabax ba si waaye tubaab bi mooy def police bi ci kaw voie de ferré bi alal ji ci jëm tubaab bi moo koy def ci kaw condition ni Lat Joor moo lañu yombal suuf si ñu ne ñun dañuy waroog Kajoor jàppale la France loolu la wax gouverneur bu ay mag dan mooy wax France dafa waroog yow jàppale la sa noon bu dalee ci kaw ñoom ñu xeexle la bëggal noonu la jàppale woon keroog Samba Sadio ba Kajoor dellu ci sa loxo lu ñuy ñaan léegi ñun waxuñu la nga fay ñu ci dara waaye yow tamit war nga ni yombalal en contrepartie voie ferrée bi muy compensation bi ngay jox muy selon sa wàll. maanaam doonu fayu galak doonu fayu benn impôt doonu fay dara. waaye loolu rek la na laaj nga yombalal ñu voie ferrée bi ñun laajuñu la nga fay ñu seen effort de guerre bi ñu def pour jàppale la ci Kajoor xàll bi ñu rëdd suuf si yaa ko moom. Lat Joor ni leen condition bi suuf si ma leen jox da ngeen jëm raay bi commerce lay yombal ak transport nit ñi ak njëg ñi loolu daal bu fekkee ni condition yooyu leer na mën naa joxe suuf si ci kaw ngeen commerce rek ngeen def police tubaab du fa ay militaire du fa am fort du fa am condition yi daal bari na lool mën nañu ko énumérer benn ak benn. professeur kon ñëw nga ak ñun ci bi nga xamante ni Boyel Mogdad egsi na kër Amadou Yàlla mu ngi waxtaan ak Lat Joor
di ko convaincre ngir mu nungu li nga xamante ni bi mooy yoonu saxaar bi waaye mu mel ni professeur ci biir convention bi am na avantage yoo xamante ni joxoon nañ ko ci Lat Joor xamal ko ni ko boo nungoo raay bi waa Kajoor bu ñuy tukki ñoo tubaab yi ñooy bokk lu ñuy fay ak avantage yu bare yooyu itam bëggoon nañ nga ñëwal nu ci ak it yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeykat yi Lat Joor di joxe am na lu ñu leen waraloon dañ leen waroon di fay maanaam genre salaire loolu tam bëggoon nañ nga ñëw ci ak ñun. moom daal déggoo bi ku ci nekk am nga sa avantage sa njariñ ku nekk gis nga ci sa bopp ndaxte tubaab bi dëgg la intérêt mooy gerte gi mun ko am ci lu gaaw transporté ko ci lu gaaw yóbbu ko France commercial bi ndax boobu dañuy soxla dëwlin Lat Joor neen ñu ko voie ferrée bi bu ñu ko rëddee yow doo ci fay dara yow ak say ñooñ ñoo mën àndal ñaari fukki nit mën ngeen dugg am li gratis mën ngeen voyager gratis. tukki saxaar gi te du ngeen paas tukki fu leen neex ci biir réew mi ci biir voie ferrée bi yow doo fay yow ak ñaari fukki nit yoo àndal. bépp doomu Kajoor bu bëgg tukki wala jaay ay produits yu may jaay yu mu war a échanger njëg mi muy fay prix bi muy fay de transport bi même prix que français yi ñuy fay la. amul prix beneen prix secondaire rek amul même prix lay doon moo doon seen jur gi ñuy yóbbaale seen gàtt. wala seen marchandise transporté daal li tubaab bi di fay moom la waa Kajoor di fay wala transport simple pour le marchandise ou transport des personnes lépp lu tubaab bi di fay loolu la ñuy fay. même prix. léegi doomu Kajoor di fay. ci biir projet bi gaar yi ñuy tabax dañoo ay escale yoo xam ne dañ fay def ay bënn teen ndaxte. train bi day soxla léeg-léeg jël ndox consommer ndox tuuti donc gaar yooyu ay teen la yu jàpp la fay ak ndox mu baax la fay tubaab bi def dëkk yi wër ci tund yooyu yëpp mën na ñëw jëriñoo ci ndox moom mel na seen yëf la te tubaab moo koy liggéey tubaab bi moo koy liggéey. mais nag diggoon nañu ko ay fosse aussi yu ñu ko waroon di jox. waaw ci biir loolu mooy ci biir projet bi am na projet bi dafa am 14 articles. convention du 10 septembre 1879. fukki poñ la woon ak ñeent. fukki poñ ak ñeent. ci gannaaw gi ñaari fan ci gannaaw. mu am le 12 de septembre 1879. ñu yokk ci benn acte additionnel boo xam ni dafa am yu ñu leeral ci nit ñi Lat Joor war a jox main d'œuvre bi pour ñu jàpp liggéey ki yan condition lay doon main d'œuvre boobu dañu nit tubaab bi Lat Joor moo leen war a jox main d'œuvre bi. comme que moom tubaab bi leen war a jox nit ñu liggéey. tubaab bi mooy def alalam xaalisam ci biir voie ferrée bi Lat Joor du ci def xaalisam. moo ko financé ñooy financé Lat Joor da leen yombal suuf si waaye condition bi wax nañ ko suuf si du moomee la tubaab bi amul benn daw làqu bu fu mu ñëw làqu wala génn ci kilifteefu Lat Joor suuf si suufu Lat Joor la nit ñi tamit Lat Joor dafa war a yombalal main d'œuvre yuy liggéey. ñooñu tubaab bi moo leen di fay ku ci nekk nit ku nekk boobu nee nañu daan la fay par tête et par jour 1 franc 25 su fekkee dundalul la su fekkee tubaab bi dundalul la su fekkee ñoo la dundal nag 0 franc 75 centimes dañ lay fay fekkee ñoo la jox ceeb bi ngay dundee bis bu nekk bu saison bu baaxee ñi la doon dundal ñu daan la jox ñetti saaku ceeb nga dem bu la yewee ñu ne woo ñu liggéey si du leen woo avant le 1er décembre ngir ñu pare seen liggéey tool yi ñu farmanko ci tool yi. waaw suñu paree ci tool yi lañuy ñëw à partir du 1er septembre rek la leen di woo kenn leen woo avant. te bu leen libéré fin mai balaa muy taw. bu ñuy ruuj bu ñu waree jamono ñu war a ruuj ñu bàyyi leen ñu dem ruuj yi bu ñu farmanko dañuy dellu si waat. mois de mai leen di libéré. ñu dundaloon nag ñu jox leen saaku ceeb ñeneen ñi nag ñu dafa xam ne ñoom ñooy dundal seen bopp ñu fay leen bés bu nekk 1 franc 25. benn bu nekk 15 ak ñaar fukki tànk ak juróom. waaw gannaaw nit ñi Lat Joor di indi dina indi tamit ay garabu ron dañu yu ñu war a gor duñ ci fay duñu fay ci jël ay garabu ron utiliser ko ci voie ferrée tool ci fay dara waaye ñi koy yenu ci yenu bi ñu koy yenu ak dagg bi ñu koy dagg leneen ci fay liggéey boobu waaye ron bi jëfandikoo ron bi du ñu fay Lat Joor liggéey bi la ñuy fay ñi koy yenu porteurs yi ak ñi ko liggéey pour defar ko ñooñu daan leen fay ci liggéey. mu mel ni ron yi dafa amoon ron yu góor ak yu jigéen. Lat Joor tere na leen ron yu jigéen. ron yu jigéen day jur. dana bu leen ko laal waaye ron yu góor yi mën nañu ko gor. liggéey bi ñuy sas doomu Kajoor yi ci main d'œuvre bi Xalima Jaxate Kala leeral na ci turu Lat Joor à la fin acte additionnel bi kenn waru leen sas liggéey bu diis bu ñu mënul yenu ne attanu préciser nañu ko ci fin convention bi ci suuf ñaari convention yi ñaari texte yëpp
Xaalima Jaxate Kala moo ko xaatim ci suuf bu El Mogdad xaatim ko ci turu France. Lat Joor soumettre na ko benn conseil de marabout pendant 48 heures assemblée marabout ñu saytu ko. muy sëriñ su dajee doon xool convention genre assemblée la genre sénat la bu Lat Joor yor boo xam ay sëriñ sénat bokkul ak jàmbur yi. dafa am ay conseil yi sëriñ 40 yoo xam ne ñoom lay dégg ñu waxtaan te ñooñu xool nañ ko 48 heures maanaam ñaari fan étudier nañ ko wala ñu si juboo foofu nag am na ñu ne Lat Joor convention bi kenn yëgul ci Kajoor lu dul Lat Joor ak tubaab bi ak ñu ma envoyé ci ñooñu Lat Joor yi nee nañu Xaalima Jaxate Kala ak Masek Ndoye Baaw rek ñoo ko yëg waaye li ñu ni assemblée marabout soumettre na leen koy étudier loolu weddi na ko loolu firnde la ni am na ñu bari ñu ko yëgoon ci Kajoor xëy na kay dana ko siiwalul waaye ñi ko yëgoon moom yëg nañ ko ni Lat Joor signé na ba jubóo na ci convention bi ba bañ ciy waxtaanee ci lépp. tubaab bi woon ndax wax ne ko wan na ko ne ci biir convention bi yow daal jàppal ni ñun dañuy charte ak yow jàppale la ci xeex sa noon si noonu la ku dal sa kaw rek parce que ñoo bokk intérêt ndegam ñun voie ferrée bi yombal nga ko ñun suñu intérêt la ñu protéger voie ferrée bi kon suñu intérêt la ñu jàppale la militairement gëmën nañu loolu la jot te day indi jàmm ju sax ci ñu diggante ak yow ndaxte voie ferrée bi mooy dëgëral suñu kóllëre ak yow ba ñun duñ la fexe yow doo ñu fexeel ndaxte ñooy bokk njariñ bi waaw boobu fii ba faw kon jàmm day am koom-koom gi dina naat doomu Kajoor daañu naat commerce bi lu ñu daan wuti fi daan ko am seen buntu kër boobaa lépp lu réew yi di am di ci am ci seen intérêt seen bénéfice ci voie ferrée réew développé yi dina fekk si Kajoor dina nekk ci yoonu développement. Professeur kon loolu leer na bi nga xamante ni gouverneur yónnee na ci Lat Joor bi ñu tuddee raay bi rek Lat Joor dafa tëb ni bu leen wax waxi raay waaye mu mel ni bu El Mogdad convaincre na Lat Joor ba Lat Joor nungu na signé nañu convention boobu nga xamante ni le 10 lañ ko signé le 10 septembre 1879 kii gouverneur yebaloon di bu El Mogdad dellu Saint-Louis ñaari fan gannaaw ba mu dellu si waat kër Amadou Yàlla ñu mottali la ñu doon mottali ba ñu noppee itam Xaalima Jaxate Kala bi ñu tegee cachet Lat Joor maanaam tampon Lat Joor moom moo signé ci teewaayu Lat Joor kon convention boobu ni nga ko waxee Lat Joor soumettre na ko sëriñ si nga xamante ni ñoo àndoon ak moom léegi nag professeur fi nga xamante ni fi la ñu bëgg a ñëw lan moo waral ñetti at ginnaaw ba en 1882 bi ñu bëggee tàmbali liggéey bi Lat Joor ne du ci dal te moom moo nangu woon ba ñu signé convention ba en 1879 professeur. diggante bi nag entre ba ñu juboo ci convention bi xaatim ko signé ko en 1879 ba décembre 82 ba ñuy génnee Lat Joor avec la colonne du colonel Wendling lu bëri xew na fi Lat Joor dam na ba ci biir gis ni li mu signé woon daal musiba dina jur musiba ci réew mi lu tax am na ñu bëri ñu topp nekk ci xelam di ko wax ni Lat Joor na nga wattu na ko tubaab bi ku mel na Samba Fall benn interprète bu tubaab bi yónni woon mu ñëw waxtaan ak Lat Joor day mel da doon def double jeu dafa ñëwoon ci turu France waxtaan ak Lat Joor waaye mi ngi fexe tamit boo di wax Lat Joor mu bañ topp tubaab bi nee na ko man demoon naa France dugg naa ci train bu ñuy wax train saxaar jéeri fi ñu koy tabax fu kawe la kon boobaa tubaab bi fu mu tabax waa affaire bi foog mu tabax tata ci kaw yoon wi mu war a jaar tata boobu faaw mu am ay bunt pour ñu jaar tubaab bi du def alalam ci Mali foro bàyyi ku mu neex jaar déet day am ay bunt ci kaw ndigal lañuy jàll benn wàll jàll ci génn jóge ci benn wàll jàll ci benn wàll benn yoon bëccëg lañ koy ci bés bi benn yoon ci bëccëg benn yoon ci ngoon lañ koy tijji ba dina mel ni daal réewu Kajoor dafa am ñu féetewoo penku ñu féetewoo sow ñu féetewoo jéeri ñu féetewoo géej ñaari Kajoor boobaa dina am te am na sax projet bi yàgg France yàgg mu amoon na ko nisër na ko woon bëggoon na jël Kajoor genn wàll gi jël teg ci loxo mu lu féete géej genn wàll gi bàyyi ko débbusu ko projet bu ñu amoon la dem fa sàmm day mel ne projet boobu lañ bëgg dekkal voie ferrée bi nag boo ko ci àndee rek jaay nga sa réew ci lu gaaw te sax saxaar si dafa gaaw a boo xam ne saa yoo leen fexelee rek bu ñu taalee ca Ndar rek jàppalu ci lu gaaw armée bi ci lu gaaw a gaaw la ñuy fekk ci sa pays wax jooju tiital na Lat Joor ba nee ñu sax ci guddi gi gént na benn xaj bu ñuul mu séen ko
mu dawee penku di mbaw mu wëlbati gis ko soow saxaari géeri bi la xalaatoon na mooy xaj ci la ni ko ah tubaab gandu tabax ku tabax day dëkk ku tabax day dëkk gandu tabax tubaab bi du ndegam day tabax naru nekk gan loolu nag moo tax Lat Joor tàmbali na dina ci def bakkanam xeex ba li moo àndoon ci convention bi tey ñu fexe ko bu dindi ko wala mu jaay bakkanam tubaab bi loolu moo waral ba ñu tubaab bi boobu nag projet bi dem mi ngi France mi ngi jàll ci bureau yi diggante Assemblée nationale Sénat ak gouvernement bi ñoo ngi ciy waxtaan jubawuñu woon ci lépp ñi ne woon kilométrage bi ñu waxoon d'après projet bi ñu soumettroon fii au point de service des ponts et chaussées bu ñu defee étude bi dañuy kilométrage bi 25 francs le kilomètre dañu jàppoon à l'époque 25 000 francs 25 000 francs français de l'époque la jàpp 1 kilomètre ba ñu soumettre projet bi au conseil des travaux de la marine du ministère de la marine boobu Jérôme Guibéry ancien gouverneur du Sénégal moo doon ministre des colonies en France daf ko soumettre conseil bi ni noonu la mënta nekk kilométrage boobu ñuy wax 25 000 francs le kilomètre mënta nekk mën na doubler sax dem ba 40 wala 50 000 francs ba ñu defee étude ñoom ñu ne 60 000 francs sax lay jël d'après étude yu leer ñu def 60 000 francs par kilomètre mais kon 25 000 francs d'estimation par kilomètre mënut a nekk 60 000 francs lay nekk ñu jébbalaat projet bi indi ko Sénégal ñu ni nañu defaat beneen étude financière ndaxte projet bi d'après lu ñuy wax jarul loolu ëpp na loolu Jérôme Guibéry boobu année boobu 1879 mooy année convention bi mën koy signé conseil général dekkal nañ ko ci Sénégal après 30 ans bañ ko supprimer pendant 30 ans dekkal nañ ko à partir de novembre décembre 79 Jérôme Guibéry nee na gouverneur bu fekkee ni séance su conseil général bi tijji na sa Ndar nañuy fexe ba wax ma lan lañ ci wax ci biirum voie ferrée te su ma sañoon sax ñoom doomi Ndar yi bourgeois yi commerçants yi traitants yi ñu def ci seen xaalis jàppale projet bi ndax comme que estimation bi dafa gën a cher léegi dañuy bëggoon ñu def ci seen loxo waaye ba conseil général bi waxtaanee moom Ndar neen ñu mën ci def lu ëpp 25 000 francs par an ñun loolu c'est dérisoire ñun daal finalement loolu daal ñu gouvernement bi jàpp ni le ministre jàpp ni c'est dérisoire ñu jàppale waaye foofu nag débat yooyu ñu nekk ak projet étude moo tax xaw yéex ba ñu demee ba gis ne nag lépp jubóo na France ba président bi promulgué loi bi jébbal ko ba ñu war a léegi appliquer ci la ñu débarqué nag la colonne Wendling mu débarqué Sénégal loolu moo ñu dal ci kaw Lat Joor boobu Lat Joor foogeegul woon ni dina gaawee ni kon jekkagul woon ba moo tax Lat Joor génn ba colonne Wendling bi débarqué au Sénégal en décembre 1882. professeur kon dañuy njëkkante ak waxtu wi tubaab bi li ñuy wax diviser pour régner dañuy tàggale pour bëgg a am li ñu bëgg Lat Joor gàntal nañ ci 1882 waaye gis nañu ci 1883 mel na ni Samba Yaaya moom la ñu fal moom mu signé leen nungul leen li nga xamante ni bii Lat Joor bañoon na ko am na jarbaatu Lat Joor bu ñuy wax Samba Lawbe jóg na dal ci kaw Samba Yaaya tubaab yi jóg moom itam wër ko ndomba ba mu nangu soumettre ànd ak tubaab yi waaye bi ñu demee ba ci kanam ñoom tubaab yi jël nañu Samba Yaaya yóbbu ko Saint-Louis maanaam fal jarbaatu Lat Joor boobu nga xamante ni bii mooy Samba Lawbe fal mu signal leen ni Lat Joor tere nañ ko dootul dugg Kayoor te mu mel ni traité boobu itam ñaar ñi nga tuddoon muy Demba War Sall ak Ibra Fatim Sarr bu ñu signé wul traité bay signé nañ ko en tant que ak Samba Madame Xeer comme témoin kon jarbaatu Lat Joor jël na place su nijaayam signé ni sama nijaay dootu fi dugg waaye gis nañu ni moom mu defoon loolu am na problème ak buur ba Jolof Alburi ci ab sëy bu doxoon diggante yi ba ñu xeex ñu teg ko ci ay amande yoo xamante ni bii fayu ko ba la ca mujj ma nga faatoo ca Tiwaawoon kon dañu bëggoon rek nga ñëw ak nun ci bi ñu fi jëlee Lat Joor ci xam naa li ñu des ci ay minutes bariwut ci lan moo fi indi Amari II te mooy Samba Yaaya mooy bàyyub Jéeri Joor Ndeela ak jarbaatu Lat Joor boobu di Samba Lawbe foofu daal la ñu bëggoon balay émission bay jeex nga leeral ñu ko Lat Joor moom nee na raay bi du fi jaar kon ñaar ñooñu nga xamante ni ñoo ko wuutu foofu la ñu bëggoon nga ñëw ci ak ñun. Lat Joor bett nañ ko
ba colonie bi débarqué mu génn Kajoor dellu na waat Rip yoon yi mu jóge Kajoor dem Rip bare na bii mu de mooy ñetteel bi su ma juumul fekk nag diggante bi Lat Joor folli na fi woon Samba Yaay Demba Suko doomu ndeyam bi moom la faloon Jàmboor moo sos Rip ci Damel mooy premier prince héritier waaye Samba Yaay dafa am yoo xam ni li mu daan def léeg-léeg ay pillage yoo xam ni neexul waa réew mi ñu ñaxtu ko jooytu ko ba Lat Joor destitué ko folli ko loolu nag neexu ko. maanaam dana lël alal jàmbur yi daal dana lël ay dëkk. te Lat Joor daawul wax daal mi ngi woon tëdd nee nañu mi ngi woon sa kër amul yàlla daawul yëngu daaw ci wax nit ñi nag di ñaxtu ba mer jooytu ko ba mu demee ba ëpp jéggi dayoo Lat Joor rek décidé folli Samba Yaay Demba Suko en 1878. Samba Yaay nag daal di féete boor waaye moom mi ngi bàyyi woon xel ni jamono dina fekk ba nekk Damel mu profité situation bi Lat Joor génn mu ñëw def offre de service français yi pour jox leen boppam jébbale ni pour ñu moom il est prêt jàppale leen fekk kaw condition ñu def ko Damel. tubaab bi gis ni opportunité la waaye ñoom projet bi ñu amoon mooy fal Maajoor Njéeme Tam Maajoor Coro Ndumbaan doomu Maajoor ji déggeen koddu boobu Maajoor ji génn àdduna doom ji Maajoor Njéeme Tam la ñu bëggoon ndaxte kër Maajoor ñoom ñoo leen jàppale woon ñoo leen gën a fidèle français yi. am na aussi Birima Sele Ndiaye génn jamono moom tamit Lat Joor waaye moom dafay revendiquer njàmbur. moom doomi may sa sele la. waaw muy di revendiquer doomu bàyyam la. su ma juumul. tubaab yi décidé léegi Kajoor dañ ci amputé njàmbur jox ko Birima Sele Ndiaye miir na ngig ñu génne ko léegi ñu décidé jox ko Maajoor Njéeme Tam moom li ñuy xalaatoon jox ko Kajoor ñun léegi li gën a wóor mooy moom dooleem dëgërul fii ci Kajoor ñoom seen néeg doorobe yi néegu géej mu am doole fal Samba Yaay mooy gën ci ñoom ñu fal keneen néegu géej mu ëpp doole ci néeg yi ñun ne kon nañu opportunité la nañu fal Samba Yaay Demba Suko Lat Joor xalaatuñu dina daal ci kawam ndax ñoo seen ñaari ndey bokk ndey bay kon boobaa Lat Joor dina randu rawat surtout que Samba Yaay Fall la sant garmi la ndax ci sant bi ak néeg bi daje na Fall géej la te Lat Joor benn condition bi muy sant bi duggul pour mu doon garmi ndax Lat Joor tàññ la ba loolu amee Samba Yaay ñu posé ko condition li ñu waxoon boobu ci biir voie ferrée bi dafa am chaque li bu nekk at mu jot ci liggéey bi dañu waroon fay Lat Joor ñaari façon naaru góor ñu supprimer ko ñu ni léegi loolu amatul dañ koy supprimer avantage ñu waroon jox Lat Joor léegi dindi nañ ko imposer ko voie ferrée bi bu ñu ko rëddee 1 mètre ci ndeyjoor de largeur 1 mètre de largeur ci càmmooñ ci suufu France lay doon territoire français lay doon leeral nañ ko woon ci convention 1879 yoon léegi leer na suufu France la maanaam daw làqu mën na fa làqu. Samba Yaay nangu ko moom kay amul moom nguur rek la laaj. amul deneen lu mu mën contester amul armée amul il n'est pas au pouvoir amul armée amul lu mu opposé dafay nangu wala mu dem ñu fal keneen moom kay il accepte toutes les conditions. D'accord. gaar bi lu wër gaar yi 300 mètres de circonférence de rayon de 300 mètres lépp ci suuf France lay doon gaar bu nekk maanaam futur dëkk ñu war tabax foofu ville français lay doon noonu loolu imposé nañu ko accepté nañu ko Samba Yaay Demba Suko le 16 janvier 1883 ba février ñëw na sax visite officielle ñu teere ko bu baax ca Ndar Lat Joor diggante bi dem na Rip yebal na ndaw Alburi mu jàppale ko jàmburu Jolof yi nee nañu Alburi bu ci dugg ñun bëgguñu am problème ak France tere nañ la nga dalal Lat Joor kàngaamu Jolof yëpp tere Alburi mu dalal Lat Joor waaye la Alburi mi ngi seet nu may jàppale ci suuf ci beneen fànn Lat Joor décidé yebal benn colonne mu dugg ci biir Kajoor ci jamonoy nawet di yëngal dëkk bi bu leen colonne toppee ñu xaw leen sonnal ba jamono mu seet ban jamono mooy gën a jag mu dal ci kaw tubaab bi waaye mu sonnal leen après plusieurs mu yebal jox commandement bi Samba Lawbe Fall jarbaatam mu ànd ak Demba War Sall ak ñu bare boobaa dañuy dugg jaar ci biir Jolof frontière Jolof ak Kajoor bu ñu nee ba Kër Baasit ak guy mbët ñu bëdd foofu ba dugg Kajoor am na yoon bu ñu xam boo ñëwee foofu nag la leen di Alburi
di jox ay fas di leen jox ay armes ay munitions di leen jàppale ak dund di leen jàppale bu ñu demee ba am problème ci Kajoor génnaat jaar buy mbët kër baas yi génnaat dugaat Jolof la Alburi jox leen lu ñu soxla ñu demaat tubaab bi nag ñu leen dawloo di leen dugg ci ñu dem dëkk bi sàngam ñu daw fee ñu rëcc dem feneen yëngal dal nañ ci mbettet ba boobu kii dal nañ ci Samba Yaya bu mu xamee ni Samba Laobé gi ñëw ak waa Kajoor waa Lat Joor ne ñu dafa daw dem poste fu mbettet làqu fa tubaab yi ni ñuy kii du chef ndegam ñun ñoo ngi ko dénk mu war a jàmmarloo moom jàmmarloowul ñun daal kii doyatuñu dañuy wut keneen ñoo ngi commencé am sikk sàkk ci choix bi ñu def ci Samba Yaya Demba Suko Samba Laobé nag ba mu duggee noonu ba tubaab yi xam stratégie bi nooy defee au mois d' avril mars la ñëw avril ñu gis daal nu may duggee di génn ñu xam ñu décidé def benn colonne ay ñu war ay giléem ay étape par étape ñu def benn réseau ci topp frontière u Kajoor bi ñu yem ko bloqué depuis le Bawol le Jolof di yéeg ñu def ay colonne ay étape ay ñoo xam benn police montée de méharis ñu war giléem ñuy romb ta maillon yi ñu dem di avancer en même temps di avancer ci biir Kajoor mu dootul amati issue bu muy rëccee bu mu demee ba def benn cercle ci biir Kajoor dañ ko ndar kepp moom muy wër cercle bi di restreindre di gën a approché di gën a wàññeeku muy restreindre dem na ba xam ni mënutul génn mi ngi dans une prison benn prison boo xam ni daan tôt ou tard daan ko jàpp ndaxte cercle baa ngi rapproché ci la ko Demba War proposé ni ko bàyyi ma jox ma ndigal ma waxtaan ak tubaab bi ma defar sa mbir Samba Yaya bàyyi ko mu dem négocier mu dem Saint-Louis ba mu àggee Pomoxor ñu wàññi ko mu dëpp waaye waxtaan nag doomu Amadou Diamagnane chef Gandiol ñu waxtaan daal proposer soumission Samba Laobé ci kaw ay conditions daal mun dañuy bëgg déposer les armes daal bëgg waxtaan ak Saint-Louis ñu diriger leen directement ñu dem Saint-Louis ñu désarmer leen yóbbu leen Ndar. ñu ñoom Samba Laobé ñoom ñëpp ñu yóbbu leen Ndar désarmer leen ñu dem boobu tubaab bi nag ñoo ngi seetaan conseil bi d'administration mi ngi seet ban décision la war a jël ndax dañu war a tëj dañu war a fusiller dañu war a ban décision la ñoo ngi waxtaan. ci suuf nag boobu am na ci biir taarix am na nañ Samba Laobé waxtaan nag benn ku naan Adama Gueye defe naa benn taalibe Sëñ Touba bu amoon baatin ñu waxtaan ak moom daal pour mu ñaanal ko. Sëñ Adama Gueye. waaw Sëñ Adama Gueye daal nee nañu jël na suufu Kajoor nee nañu ko indil suufu Kajoor mu ñaan ci incha allah daan la delloo Kajoor. tubaab bi daal xamul nu ma def jékki-jékki rek ñu décidé daal ñu ne bon finalement dañ lay yóbbu Kajoor mu nekk fa chef rek en simple particulier da ngay désarmer nag da ngay yow sa nit yëpp nga ñuy ànd ak Lat Joor ñu ñibbisi ngeen bay tool yi ñu jublu ci gerte bi ñu jox leen condition boobu lañ jox suuf waaye du ngeen am arme sa diggante ak Samba Yaya danay am régent bu benn résident bu ñu nommé mu surveiller seen diggante ba xeex du am l'autre benn régent bu naan l'autre moom la ñu installé mu contrôler seen loolu nag lañu juboo ba ci ginnaaw gi ba Lat Joor xaaree Samba Laobé ñëwul mu décidé mook Alburi ñu jóg bëtt dugg Kajoor ba ñuy dal nag biir Kajoor boobu fekk jël nañ ca buddi ca Waalo ñoom ñaar ñu waat nee nañu ci alxuraan ni Kajoor dañu doon daan nañ ko dellu seen loxo wala mu nekk dóom moom la Lat Joor ak Alburi waat ñu dugg nag ba ñu duggee nag ba àggee Mérina Mbaabu ñu ànd nag jolof yi àndoon nag Alburi Samba Laobé Penda Ndiaté doomu baayam la dañuy génn ci armée ak munitions yu bëri ay fas yu bëri ànd ak ci doon wax Bourba Jolof à l'époque Birame Khoudia Ceek kooku moo doon Bourba Jolof en titre ànd ak jarbaatam Samba Laobé Penda ñu génn ñu dem Dagana replié wu rejoindre français yi installé leen Dagana amatuñu nit loolu moo tax Alburi Lat Joor dëpp diggante bu na Samba Laobé ñëw jël arme tere nañ ko mu jël arme mu opposé wu à l'entrée de nijaayam Lat Joor ci biir Kajoor jël arme nag bloqué ko ci la Lat Joor nag néeg na xeex ak jarbaatam mu la prier mu ñaan Lat Joor Alburi nañu génn dellu parce que néeg na xeexal nii la Samba Laobé génnee Lat Joor boobu mu dem delluwaat Jolof dellu frontière Jolof jërëjëf professeur leer na xam naa ne danañuy ñëwaat ci beneen émission ndax jarbaatu Lat Joor boobu di Samba Laobé
loolu moo waxoon léegi ni xeex na fi ak Albouri ba ni mu daanoo ca xeex bi mu xeex ak tubaab yi ca Tivaouane te wane fa njàmbaar goo xamante ni tubaab yi reconnaître nañ ko kon danañ ci dellu si ci beneen émission kon mbokk yi lii la ñu leen indiloon tey ci seen émission xam sam réew dellu di sant le professeur Babacar Mathior Ndiaye ci disponibilité am ñu di leen jox dox daje beneen yoon ci seen émission xam sam réew. waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere bi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del roy nag almaami Abdu Bukar